ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tong naat bu wëree am réew dunq yaa tax njiit réew mi Macky Sall kàddoom yi woon keroog ci télévision nationale ci discours à la nation bi daanaka ñoo ne jasar ci yéenekaay ñu xëyndal bi l'Observateur yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne foofee fa la waxee moom njiit réew mi Macky Sall ay matuwaay yu ñu jël ngir taxaw askan wi di la sénégalais lambda ci jamonoy coronavirus bi nga xam ne tax na lépp dafa metti l'Observateur nañu waaye bari na ay économistes yoo xam ne bu ñu waxtaane ak ñoom liñ ñu xamal moo di li gouvernement Sénégal di def ngir wàññi coono askan wi dafa des lu bare bari ci ñu gisee noonu l'Observateur nañu bokk na ci Cheikh Tidiane Ndour dib économiste maître de conférence ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru beneenub économiste di Mounirou Ndiaye di xamle ci l'Observateur ne bu ñu dakkalul exonération yi état bu Sénégal dana xëy bëgg fay ay borom mu tëkko discours nouvel an bu président Macky Sall bi Sud Quotidien li mu ci gis moo di baamuwaat lu mu waxoon ba noppi tàngal ceeb tegal askan wi ak doon def bilam ci bopp réew mi la Sénégal mel ne ku naan ñu wax jàngoog nag Macky Sall bilam à mi-parcours la doon def keroog 31 décembre loolee mu def journal L'Info message à la nation la ko jàppe ndax gis na ne président li neex askan wi li askanu Sénégal bëggoon a dégg la leen wax li ëppoon ci waxam ja moo ne woon waxi def naa fi lii ak dinañ fi def lii source waa nañu ndamu bàkku ak kañu moo ëppoon ci waxam ja journal bés bi moom nañu bésub keroog kii di Macky Sall jàmm la indi bañ na ko ba lu weex tàll la soloon boole ko kanam gu doon belli ci kàddu yi mu yëkkati keroog ci discours à la nation ba lenn ci mi ngi ci xët mu njëkk Soleil national mu di li mu ne yoonu suqaliku gi ñu tegu bu ñu ko wàcc Le Quotidien nañu moom ci jëmi boppam moo njëkk a wàcc yoon luy saxaar te du tàkk noonu la yéenekaay bi jàppee discours Macky Sall bi ndax dem na ca waxam ja bay wax ne liggéey yi ñuy def mu ñeel bokkul du bluff ak pour bu sendu liggéey ya léegi tey ñu sotti journal bi nañu tey yooyee muy wax ay projet la yoo xam ne buñ doon téeméer fukk ya sax defaguñu ko Tribune nañu ci diggante bilan ak campagne fa la Macky Sall taxaw keroog kii di Khalifa Ababacar Sall Karim Wade ak Déthié Fall ku ci nekk ci ñoom ni nga jàngatee discours Macky Sall bi mi ngi ci Tribune Les Échos moom it xëy ak ñun ci ñi mu jàngatee discours à la nation bu Macky Sall bi ba di ñu wax ne Macky défendre na jigéeni réew mi dalal xelu waa réew mi ci koom-koomu réew mi woote ak jàmm ko dali ci élection locale yi ñu dëdmal élection locale yooyee ñu jëm Abdoulaye Mountakha Niass kan la ci àndal moom jiital mouvement Madane di Abdoulaye Mountakha Niass nee na tànnagul candidat bi mu ci war a àndal ngir jàppale ko ci commune bi wala ci conseil départemental bi La Tribune nañu ñaari condition la teg ngir ku ko nangu mu jàppale la xeex la ba nga dégg wiw ca Kaolack bi ci njëkk moo di ko mën a faj tawati askanu Kaolack yi ci régler problème yi yoon ya ca dëkk ba tëj canal ba nekk ca Kaolack te sonal lool askanu Kaolack yi defaraat barabu fajukaay yi jël Médine def ko sa yitey bopp ñaareel ba di mouvement bii di Madane membre ya ca nekk di ay boromi xam-xam ak i boromi mën-mën képp ku mu àndal jàppale la moom Abdoulaye Mountakha Niass ba nga gañee dangay ànd ak ñoom liggéey Kaolack journal bi nañu ginnaaw fukki fan ak juróom yi mu def wër ko quartier Kaolack gi yépp ci la amee tàkk bu wér péng ci li askanu Kaolack yi gën a soxla mu di ay route ay piste rurale assainissement lu dimbali baykat yi ci seen gerte gi lu fexe ba jigéen ñi mën a jot ci financement bu ñu mën a liggéeye waaye lu régler mbirum éclairage public bi public ba woon ca jam ñaajo ca Youssou Ndour ga ca Grand Bal bu Dakar Arena l'Observateur nee nañu waxatuñu dara fu ci nekk ci réew mi la nit ñi jóge woon wutali Dakar Arena journal bi ci xalim ak Doudou Diop di ñu nettali yëfe ak na mu demee woon ca Massamba Thioul Anta ga yëfe tàmbale ba ci mool gi mu jeexee lépp ngi ci biir yéenekaay bi yéenekaay beneen bu ko xëyee moom Youssou Ndour national moo di Soleil national ci waxtaan wu yaatu wu mu def ak journaliste yu Soleil yi ma nga fay wax ci yu bari mu di ci président Macky Sall mi mu ne def na lu bari ci réew mi wax na ci diggam ak politique wax ci diggam ak musique waxit ci diggam ak ndem si yàlla Thione Ballago Seck Balla Gaye 2 Bombardier combat ba mooy mbambu ci yéenekaay yi ba léegi l'Observateur nañu B52 Bombardier borom guddi mbuur moo mujj ndam li jël yóbbu mbuur ginnaaw avertissement yu bari yu Balla Gaye am borom ndam li di Bombardier ne ñu ci yéenekaay bi man leeroon na ma naññi ne damay daan Balla Gaye 2 ci Les Échos mën nañu fa Balla Gaye 2 xamoon na xel ne maa ko man Balla Gaye indiwul woon condition dafa sonnoon sunu lamb nañu Balla Gaye 2 mi ñu gis keroog contre Bombardier kenn xàmmewu ko woon lamb ji gën a bon ci carrière am moom la bëre keroog. Savon Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Déodorant Malaysia Yumu NCA Santé Famille ak NCA Auto ak seen marque téléphonique di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye la ñu ci àndaloon di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM gréewab xiifal bu ñenee ca kaso bu Koutal nekkee ba nu rawale kenn ci ñoom bi ca kër docteur di infirmerie ba fa Ligue sénégalaise des droits humains mbootaay la gu yëngu ci ak yelleefu doomu aadama ci njiital Assane Dioma Ndiaye moom la mu bëgg mooy ñu dindee fi camp pénal bu Koutal waaye forum du justiciable ak njiit la Babacar Ba ñoom waxuñu loolee waaye jàpp nañ ni daal faw ñu gënal nekkinu prisonniers yi ci Sénégal askanu lébu ci Dakar ñoom mer ba futtu ci kàddu ñu ne yu directeur des domaines Mame Boye Diao ci ne suufas aéroport Yoff dañu ko jaay état Sénégal demee wuni ca daanu def taxawaay ba keroog ñu jotaat ci suuf soosee ñu ne Bombay préfet département ba la waa coalition wàllu askan wi di arto yóbbu ci yoon ndax ñu ne moom daal mooy ki nga xamante ni moo taxaw daal leen a taw a déposé seen liste jamono yu nu jàpp ne daal gagné nañu lépp luy jongante ci wàllu tribunal
Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci digital gi Maysa Mbaye ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm ca kanam tuuti penco gi ak RFM ni ñu ko baaxoo altine junne dinañ waxtaanee ak yéen wàllu wér-gu-yaram waaye laata ñu tàggoo ñu jébbal sunu njaal bu groupe Futurs Médias yëpp directeur général Birane Ndour mi ñàkk gorom Pape Ali Guèye di ko jaale njaboot gi yëpp njabootu kër Ali yëpp waaye it suma rak suma xarit Sidaat Thioune également muy indi jaay ci moom di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana moom Pape Ali Guèye ñu yendu ak jàmm dañu ko jaay état. collectivité Lébu di naqarlu kàddu yi Mame Boye Diao di directeur des domaines yëkkati ci seen wàllu suuf yooyu le bu nu sukkandikoo ci Mamadou Ndoye dëkk Bangor bokk ci ñetti village traditionnels yi am nañu ay firnde yuy wane expropriation foncière. vraiment nekk na kàddu yoo xamante ne kàddu yu ñu bett la et vraiment ñu koy regretter bu baax jusqu'à l'extinction du soleil Mame Boye Diao bu ñu mën a prouver que ne ñun Lébu yi dañoo jaay ay suuf ci aéroport yor nañ ay documents yuy wane ne foofu expropriation moo fa amoon donc bu ñu demee ba nga xamante ne nii nag état bi dafa war a délocaliser aéroport buy jël ay suuf di jox ay privé ay sénégalais comme ñun te olof nee na gën a jege gën a yey lii jaadu woon mooy yëkkati jox ñu ñun ñi nga xamante ni suñuy maam ñoo ko moom ñoo fa doon bay. collectivité Lébu taxaw na temm ngir xeex ba mën a jotaat ci ay suufam. tout ce qu'on demande mooy am benn superficie boo xamante ne dañ la koy jagleel pour que mu mën la permettre nga mën a yaatal sa dëkk parce que dëkk yi li ñu ngi souffrir en termes de démographie ñun ñu jóg di laaj une zone d'extension dans la zone aéroportuaire bépp moyen légal boo xamante ne yoon may nañu ko ci dañ ko def suñuy waxtaan yu mujjee wax nañ ne bu ñu mënee dem ba si biir zone aéroportuaire taxaw fa def fa grève de la faim jusqu'à ce que ñuy satisfaire suñu gisa def jaral lañ ko dañ ko def parce que xel xalaatul ñu jël aéroport bi di jël ay yeneen sénégalais di leen ko jox ñoom seen biir état bi ak waa APR ak mouvance présidentielle ñu leen fay taggal di leen fa jox di bàyyi sénégalais yi nga xamante ne seen ay maam ñoo fa nekkoon doon bay lan la ñuy servir nee na suñuy maam dañ ko jaay alors que c'est faux. bu weesoo mere gi nu mere directeur des domaines ñooñee ëmb collectivité Lébu ñu ngi woo suñuy njiit ngir ñu jël seen responsabilité. jërëjëf soxna Nafissatou ñu waxtaanee tali bi ak wàllu accident li nga xamante ni mooy tàggat gu ñu doon tàggat ci wàllu fagaru ñuy yëngu ne ay chauffeur ci gare routière bu maraîcher bu Pikine loolee xalaat la bu tukkee ci waa Croix-Rouge sénégalaise ngir kon tàggat leen ci wàllu technique gu sawe yu njëkk yi di premier secours ak yeneen li ko waral di projet bu jëm ci xeex ak accident yi dañu ciy teewlu chargé de formation bu Croix-Rouge sénégalaise Sayer Saax ak Ndongo Ka. projet bi li ko tax a jóg mooy jiima dugal suñu loxo pour xeex accident yu bari yi mooy aussi bu accident amee ñu mën a former chauffeurs yi nga xam ni souvent ñoom ñooy njëkk a egg ci accident pour que ñu mën a def les gestes qui sauvent donc loolu moo tax projet bi jóg dañoo jël région de Dakar jël région de Thiès jël région de Diourbel parce que bi ñu xoolee statistiques yi ñetti régions yooyu ñoo ëpp accident loolu moo tax comme moyens yi matewul ñu ne dañuy commencer par les 5 départements de Dakar jël les 3 départements de Thiès ak les 3 départements de Diourbel donc defal leen formation premier secours au profit des acteurs de la sécurité routière mooy képp koo xam ne yaa ngi dawal oto wala ngay dawal moto wala nga nekk ci gare routière ñu jox la xam-xam boo xam ne boo fekkee accident nga mën a dimbale ki nga xam ne moom moo am ay jafe-jafe ki ko fekkee moom dafa war a ànd ak sago loolu mooy première réaction koo xam ni dafay am accident di nàcc ñun won nañ leen naka la ñuy arrêté nàcc bi balaa ambulance bi ñëw parce que buñ ko arrêté wul kooku bu ambulance bi egsi dootul amati deret bu fekkee dafa am ay damm-damm won nañ leen aussi naka la ñuy immobiliser damm-damm yi balay ambulance bi ñëw bu fekkee dafa am aussi problème respiration wala dara wala malaise won nañ leen aussi naka la ñuy def balay ambulance ba egsi bu ko chauffeur yi utiliser danañ mën a wàññi ñi nga xam ne dañuy loru ci accident. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllu politique ak ndajeleen koppar gi Yewwi Askan Wi jóg te Sénégal du lu dëppoo ak yoon mooy xalaatu maître Abdoulaye Babou rax na ci dolli ne loolu sax mën na tax ñu tas ca parti moom ancien président bu commission des lois bu assemblée nationale ni gisee ñu teewlu ko ak Aminata Ba. loolu musul am. kenn musul la nangu financement parti politique nit mën koo def levée des fonds te loolu yoon xam na ko mais lu wolof di wax ko la jox xaalis fu mu bëgg ngay xoolee loolu moom suñ ko nangoo danañu gis trafiquant bu drogue jaaykatu yamba jox xaalisam ma samba wala ma demba pour que ëllëg mu jàppale ko danger boobu moo tax kenn musul nangu Sénégal ngay wuti xaalis pour mën a def sa politique leneen li amoon nag ba léegi jëmmal guñ ko sunu constitution nangu na financer les partis politiques bind nañ ko bu yàgg mais boobu xaalisu Sénégal la ñi ngi koy def loo xam ni nguur gi moo koy def ci argent public mais musula nangu kenn mu dem wuti boppam xaalis pour ni day financer ay activités loolu nangu coalition Yewwi Askan Wi nekkuñu ko ci yoon léegi nag ministre de l'intérieur am na pouvoir su dee coalition boobu def na ko
mu dissoudre ko loolu yoon may na ko amul sax sikki sàkk. maître Abdoulaye Babou Bambey moom préfet département ba la ñi nga xamante ne ñooy coalition wàllu askan wi arto yóbbu ci yoon ak plainte ndax dañoo gis ne daal donte gagné nañu xeex yépp ci wàllu yoon moom moo taxaw ngir bunduxataal leen ngir kon daal di taxaw ci yoon way jëm ci seen dépôt yi candidature dañu ci teewlu ci seen kàddu ñoom coalition wàllu askanu Bambey Birahim Dior Babou. la grande coalition wàllu dafay bokk ci élection yi di ñu kooku dañ koy wax préfet wax ko ministre bi wax ko président de la république su coalition wàllu bokkul ci élection yi élection du am Bambey purement et simplement kooku moom c'est une décision bu nga xam ne ñun ñoo ko jël parce que nag bépp bataille bu nga xamante ne juridique bu nga xamante ne entamé woon nañu ko yàlla dogal nañu may nañu jox am nañu ci ndam kon fi mu toll nii amul benn raison pour bañ a jël suñu dossier lépp lu ñu yoon may danañu ko def waaye li wóor ba wóor mooy coalition wàllu kenn mënu koo tee bokk ci élection yi incha allah fii ak fan yu néew daañu dem déposer waat. sport géeg Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di la nuyu Xaja San di nuyu ñëpp. football géeg waajalug jongante Afrique yu ca Cameroun Sadio Mané Edouard Mendy yegsi nañu Sénégal dem nañ kon ci gaynde yi. dëmb ci guddi la ñu agsi fii ci Ndakaaru ñoom ñoo bokk avion yegsi fii kon ginnaaw bu ñu jongante ñoom Sadio Mané ak Edouard Mendy ci première ligue bi démb ñoom nag dinañu fekki seeni naataango am nañu tey séance d'entraînement bu 17h30 jotee stade Lat Dior bu Thiès. séance bi nee nañu huis clos lay doon dañ koy tëj kon gaañi duñ ko mën a seetaan. ba tey ci wàllu football geeg Ligue 1 bu Sénégal Jaraaf bu Ndakaaru mooy léegi ki jiitu. dañoo daan démb US Gorée benn bal ci dara Bulli Junior Samb moo dugal seen but 48e minute de jeu Cheikh Gueye mooy tàggat équipe bu Jaraaf ñu déglu ko. xamoon nañu match bi xel moo koy gagné. parce que xamoon na ni Gorée année yi passé nii équipe la boo xam ne daan nekk si ay bas de tableau ba nga xamante ni doon woon am euphorie bi nga xam ne yaakaaroon dina ko am tey xamoon na ni Gorée ak saison bi ak résultat yi mu am ak 4-1 yi mu door keroog Mbour Petite Côte xam na ni équipe la boo xam dañuy ñëw ñoom ñëpp yenu match bi ñu waxtaan seeg xale yi xamal leen teey rek mooy tax ñu gagné match bi respecté consigne je pense teey googu ñun am première période ñoom comme ni ñu doon wax rek yenu match boobu ñoom ñu yenu ko ba ngeen gis ñu am carton rouge ñun amee carton rouge ñun dugal nañ benn 8 deuxième mi-temps nag ñu gis nag équipe bu changé parce que c'est normal équipe bu fekkee dañ ko door 1-0 mu am carton rouge tey am lu ñuy wax solidarité d'équipe ba tax Gorée am solidarité d'équipe boobu nekk benn bloc di jouer contre xawoon ñu sonal à un certain moment sax moo doon contre parce que doon nañ jéem a organiser depuis derrière pour jëm ñu sonal mais bi loolu amee ñun def nañ changement yi nga xamante ni moom lañ war a def sur le plan défensif pour maintenir suñu bloc ba nga xamante ni Gorée du mën a am dara suñu kanam parce que aussi match bi li amoon solo mooy jëlee fi résultat positif mooy 3 points def nañ ko lépp dañ koy jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñooy joueurs yi ak aussi dirigeants yi ak ñi nga xam ñooy supporters yi xam ni fu ñu jëm ñu mooy fekk. Cheikh Gueye kon entraîneur bu Jaraaf moo daan US Gorée waa Guédiawaye football club def tamit opération bu baax fekki ca Thiès SNEPS daan ko ñaari bal ci benn Libaas Ngom Mahmoud Diallo ñoo dugal bu GFC Thiès waa yi kii di Samuel Sarpon moo dugal seen but AS Douane moom dafa daan Linguère benn bal ci dara Latir Ndiaye moo dugal seen but 9e minute Teungueth FC champion en titre moom dafa daanu ci stade Ngalandou Diouf ci kanamu Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara Sono Thiam teewee na match bi. Dakar Sacré-Cœur daal dinay enchaîner ñaareelu ndamam gannaaw ba mu daanee Ndiambour dafa fekk Teungueth FC ci biir terrain wam daan ko bii wu Mamadou Lamine Sonko bi mu dugal ci 59e minute bi nag moom moo tax waa Dakar Sacré-Cœur daal di gàddu ñetti poñu ndam li mu di mbégte ci kalendi tàggat di David Loberti. Voilà, depuis le début de la saison on fait beaucoup de matchs nuls. bi saison bi tàmbalee ba léegi ñu ngi def ay match nul yu bari match nul nag mënoon nañ ko xaar ci match bi waaye nag yàlla may nañu ndam def nañ premier mi-temps bu baax ak vent bi nañ doon génnee bal bi baax na ñu créé ay problème waa Teungueth FC deuxième mi-temps ak vent bi nag xawoon na jafe tuuti suñu joueurs yi nga xam ne ay xale yi match yu mel nii nekk na loo xam ne da leen di former bu baax a baax mënoon nañu sax dugal deuxième but ñoom aussi mënoon nañ dugal muy un but partout waaye match bi daal ci ndam la mujjee ci ñun. Ils auraient aussi pu égaliser dans les arrêts de jeu sur leur superbe coup franc. ab coup franc la nag boo xamante ni indi na coow ci supporteru Teungueth FC yi waaye nag entraîneur bi moom bugg cee yëy yàbbi moom Youssoufa Dabo li mu gis kay moo di joueur mi tey nañu doxalee andu ci. image yu léegi nii bon di nga gis que ni but la mais voilà c'est difficile parce que si à l'instant T action bi day gaaw ba nga xamante ni voilà mais faut que du ci action boobu la ñu perte match bi tey amoon nañu 95 minutes pour def li ñu war a def durant 95 minutes yëpp li ñu ci waroon def yëpp defuñu ko comme il fallait loolu mooy wax bi ba pare il faut que ñu xool suñu bopp
bala ñuy xool leneen. ci noonu kon Teungueth FC daal di am ñaareelu defetam ci saison gi ñu nekk mu di guléet ci biir terrainwam Rufisquois yi nag ñoom daañu mën a dabu bu ñuy fekk ji Mbour Petite Côte. Dakar Sacré-Cœur nag confirmé ci yoonu ndam gi mu nekk digganteem ak Guédiawaye football club loolee nag day doon juróom-ñetteelu bëccëg bi di yembook journée bu mujj laataa ñuy dem ci trêve. Soxna Thiam yeneen résultat yi AS Pikine Casa Sport 1-1 Raymond Diémé moo dugal bii bu njëkk bu Casa Sport waa Pikine égalisé ak Khalil Gueye 66e minute Jambar Génération Foot 1-1 Pape Demba Diop moo dugal bii bu Jambar Malick Mbaye daal di égalisé ci 25e minute de jeu. football nañu it ci Espagne ak Angleterre ci week-end bi. Angleterre lañ koy dooree ak 21e journée première ligue bi Chelsea Liverpool moo nekkoon match bi gën a fës 2 buts partout Sadio Mané ak Mohamed Salah ñoo njëkk a dugal laata kon waa Chelsea di égaliser ba tax na Chelsea moom moo jiitu Liverpool moom mooy deuxième ginnaaw kon Manchester City ëppale benn poñ Liverpool am nañ benn match en retard tey ci ngoon 17h30 Manchester United mooy jonganteeg waa Wolverhampton ca Espagne ñoom it ñu ngi doon jongante démb Real Madrid am mbetteel fële ca Getafe dafa ñàkk benn bal ci dara Atlético Madrid daan Rayo Vallecano ñaari bal ci dara FC Barcelone dafa dem fekki Mallorca daan ko benn bal ci dara xajasan. jërëjëf Youssouf RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñeent. rajo askan wi. ñu ngi egg yéen ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi mbooloo mu takku moo teewee concert bu njëkk bu Youssou Ndour ci atum 2022 gi ñu dugg samedi ji weesu la woon ay téeméeri fans ñoom ñoo daal di wutali Dakar Arena ca Diamniadio Aminata Ba teewee na ko. ñëwaat bu ànd ak doole lu Youssou Ndour daal di amal ci benn fan ci weeru janvier atum 2022 bi ngir daal di delloo njukkal ay fansam. musuma ñëw ci ay soirée Youssou Ndour c'est la première fois ma ñëw mais macha allah gis naa ci sama bopp franchement son yëpp neex na macha allah. magnifique. j'étais man daal lu tudd fête bi daal commencement ba fin sant naa ci sama bopp. mbégte di fës ci xaru kanamu Khady di benn ci ay fans bu lead vocal bu Super Étoile. teewuñ ko lu dul neex na Youssou Ndour moom bu wootee gëm naa ne àdduna yëpp ay ñëw te franchement kontaan nañ dégg nañ daal en tout cas ndax liñ fi gis doy nañu soirée bi am na classe amul benn dérangement. ay embouteillage yu jéggi dayo daal di téye ñu bëri ci yoon wi waaye ñoom ñëpp nag ñuy xamle ni bi ñu jàkkaarloo ak Youssou Ndour la ñu daal di fàtte jafe-jafe yi ñu dund. nekk na soirée boo xam ne yoon bi ñëw bi yombul woon mais une fois que nga dugg ci biir rek da ngay kontaan daal li la métti woon yëpp da lay daal di neex. ay doomu aadama yu takku daal di jubali ca Dakar Arena bu Diamniadio ngir daal di dund ak Youssou Ndour spectacle bi ñii safo roi du mbalax bëgg nag seen woykat bile daal di amal ay soirée yu ni mel juróom benn weer bu nekk. di ko jaajëfal bindakat bi di Amadou Elimane Kane moom dañ ko daal di jox raaya prix ressources suñu net 2021 raaya bi mu ngi ñeel taxawaayam ci biir cosaan ak aada bu Afrique mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. jërëjëf Anna Rocha ci chronique culture bi Ablaye Diop moom benn fat dàllam ñoo ñuy wër boobaak léegi ca